C'est une forte demande. Donc, je pense qu'on en avait parlé. Mais je pense comme c'est une deuxième, c'est la énième fois que cette plaidoirie vient. Et je pense qu'Inch'Allah, bon, elle est là. Elle va s'en charger, certainement. Parce que pour qu'elle puisse viser pratiquement tout ce qu'elle est en train de faire, faire de telle sorte qu'on puisse avoir un ORL ou bien, par exemple, la prise en charge notamment. Je pense que ça ne va pas poser le problème. Donc, il faut le remercier davantage. Je remercie aussi Anata vraiment. À elle seule, elle peut faire quelque chose. Avec Anata, ça encore plus. Donc, vraiment, les remercier. La population, elle est là. Et je pense que d'ici ce soir, Inch'Allah, on fera le maximum. Donc, je remercie mon cher Bastien ici. Donc, voilà. Parce que pour trouver un pesable, il faut aller jusqu'à Kapi. Pour trouver un pesable. Donc, un pesable, il faut trouver deux pesables pour toute la raison. Donc, ils sont venus à vraiment une solution pour informer là. Parce que dina baax. Inch'Allah. Depuis ça, dafa nekk loo xam ne c'est obligatoire. Même on dit que les constations non régulièrement c'est bon, mais le début ça c'est parce que nit boo ko def si orientation donc mën na mën a am complication donc vraiment ñu ngi remercier. lu waral loolu ndax bii nekkul benn yoon amaana ñetteelu yoon la première fois bi sunu demande la woon ñu soumettre ko matériel médicaux mën nañu ay matériels médicaux d'une valeur de 10 millions. Deuxième chose bi pendant Covid bi la bëri na ñoo xam ne ni gëstuñu structure bi moom mu gëstu structure bi avec des appuis ci lave-mains des savons extra. Donc troisièmement bu ñëwee tey di organiser lu mel ni journée de consultation gratuite di may ay garab laa dañu war a taxaw sant ko gërëm ko parce que aussi nit aussi amul lu dul loolu ku def lu baax da nga naan def na lu baax wax sa mbaaxu morom wàññul dara sa mbaax donc liggéeyam am na solo taxawaayam bi am na solo ci poste bi ñun gis nañ ko bu baax a baax a baax du comme ni ma ko waxee du benn ñu koy laaj te saa suñu ko laajee lim ci mën def na ko donc occasion la pour ñu remercier ko également journée de consultation gratuite bi dafa ñëw à son heure ndax dañoo toll foo xam ne surtout Saloum nit ñi pour ñu faju ji dañuy xaw a laati kaaf lu waral loolu ndax problème moyen am na donc bu ñu gisee koo xam ne tous les 3 mois mu nekk ci projet boobu bëgg a def des activités sanitaires pour la population de Koungheul là je me dis qu'il faut kon ñu def ci taxawaay bu mat sëkk ñun dañ cee sawar bi mu tànnee suñu poste dañ cee sawar loolu bi mu tànnee suñu poste na dama bëgg poste bi accueillir ko donc loolu c'est une marque boo xam ne yëg nañ ko bu baax a baax a baax a baax te ONG bi nga xam ne ni tey mu ngi jàppale Koungheul ci à travers l'honorable député Fanta Sall di Al Atar dañ koy remercier bu baax a baax a baax ndax li ñuy def yëpp wax dëgg yàlla population bi gis nañ seen bopp dégg nañ également ci intervention yéen bi mu am jaarale ko ci député bi mooy surtout accompagner population bi ci aviculture ci embauche mais également surtout ci santé loolu yaakaar naa ne lu ñu war a rafetlu la te lu ñu war a di bàyyi xel la pour population mën cee gis seen bopp. ndaxte ni ñu ko waxee rek li ñu seetlu ci askan wi mooy ne néew doole gi tax na ba bu ñu jógalee seen bopp dem hôpital rek dafay fekk ne feebar bi mi ngi leen di bëgg a gagné kon dafay mel ni suñu waxee consultation gratuite looloo tax askan wi di jógandoo di ñëwandoo ci hôpital yi parce que koo ci gis ñaare rek mi ngi am lu muy yëg ci yaramam waaye néew doole dafay tax ba du gaaw a dem hôpital kon Fanta ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ci turu population bi ñu ngi lay ñaanal it suñu borom gën laa taxawu te yokk la li ngay yóotu suñu borom moo ko yor yàlla na la ci jàppale. da ngay rafetlu di magnifier geste bu nga xam ne honorable député daf na ko pour une deuxième fois pour la population de Koungheul mais cette fois-ci moom vraiment comme que daf ko dédié à la poste de santé urbain 2 vraiment dañ koy jaajëfal population bi vraiment nekk na loo xam ne dafa ñëw à son heure parce que actuellement ku nekk ku wax santé wax période de octobre mooy période bu nga xam ne moo gën a chaud ci période santé donc bu ñu ñëwee si mois d'octobre ñu am appui bu mel nii en terme médical médecin généraliste gynéco dentiste pédiatrie cardiologie donc dafa nekk loo xam ne dafa ñëw à son heure vraiment dañ koy jaajëfal moom en partenariat avec ONG vraiment dañ leen di solliciter ñu gën a multiplier consultation bi mu bañ a dem juste ci commune Koungheul mais bu ñu ko mënee décentraliser dans les autres postes de santé vraiment dina nekk loo xam ne vraiment dina arranger population bi donc di leen ñaaxaat aussi tamit bu ñu mënee def yeneen jéego pour yeneen spécialistes yi mën a ñëw à Koungheul aussi dina nekk loo xam ne dina arranger pour nga trouver un cardiologue il faut nga dem ba Kaffrine
pour nga trouver un gynéco il faut nga dem ba Kaffrine alors que plateau technique bi mu ngi fii mais personnel bi ça manque vraiment ñu ngi leen di remercier ONG di remercier honorable député di remercier aussi le CDS qui a vraiment fait l'appui pour l'organisation et aussi chef de village bi nga xam ne moom moo ñu dalal vraiment en résumé loolu daal leen amoon ci ay kàddu yoo xam ne dinañ bëggoon nañ ko sant ak gërëm. Je m'appelle Mame Koumba Diagne, présidente de l'ASCODO, ASCODO Amicale des agents de santé communautaire du district Dakar-Ouest. Le district Dakar-Ouest couvre Ngor, Ouakam, Yoff, Mermoz et Liberté 4. Aujourd'hui, on est venu ici à Koungheul par le biais de l'ONG Alata avec l'honorable député Fanta Sall pour venir en appoint au niveau de ce district même pour une journée de consultation gratuite que nous appelons en général des journées de dépistage parce que ça permet à tout un chacun d'avoir par exemple quel genre de pathologie le patient traîne. Donc aujourd'hui on a commencé d'abord par une consultation au niveau de la pédiatrie et on a eu beaucoup de cas mis en observation. Donc les cardiologues sont là, la gériatrie avec le gynéco parce qu'on est au mois d'octobre. Donc évidemment on va participer par rapport au mois d'octobre. Donc on fera une journée d'octobre rose, ce qui inclut qu'on va faire un dépistage au niveau du cancer de col de l'utérus et au niveau du cancer de sang. Donc les patients sont là, la population de Koungheul est venue nombreux. Donc comme l'a dit le docteur tout à l'heure, c'est venu à son heure. Parce que le fait d'avoir tous ces patients montre que le district de Koungheul en a besoin. Donc pour cela, nous demandons aux autorités locales et à l'honorable député et à l'ONG Alata de multiplier les actions de consultation, des journées de dépistage au niveau de cette région parce que la population en a vraiment besoin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم جمعية العطاء ONG وباسم المدير العام إبراهيم رشدي أتقدم بخالص الشكر باسمي أنا محمد ناجي ديركتير دي بروجي مدير المشروعات ونائب المدير. نحن هنا اليوم في كونجل نقدم مزيد من المساعدات والخدمات في مجال الرعاية الصحية إلى شعب السنغال في كل الأقاليم. نحن هنا اليوم جئنا بيد سخنة فانتا سال ديبتي كونجل هي التي فتحت لنا الباب وجئنا على يدها. نحن تعرفنا عليها في دكار، جاءت إلى المكتب قدمت الطلبات ووعدناها أننا سنبدأ العمل في كونجل هنا لأننا نحن عملنا ليس في المكتب في دكار بل عمل العطاء هو في جميع أقاليم السنغال البعيدة عن دكار والتي تحتاج إلى المساعدة. جمعية العطاء في السنغال دي بدوم الدوز وهي تقدم المساعدات في السنغال في المجالات المختلفة. نقدم في مجال التعليم والثقافة قامت السنغال ببناء أكثر من سينسا موسكي أكثر من 500 مسجد وحفرت جمعية العطاء في مجال المياه والإصحاح أكثر من 1200 بئر. وقامت جمعية العطاء بتوفير بعض المشروعات الصغيرة التي تساعد في إعالة الأسر مثل الموتور تروارو، مثل مشروع توفير الأغنام، تربية الدواجن، تربية الأبقار وماكينات الخياطة وغيرها من هذه المشروعات. أيضا تقدم جمعية العطاء كفالة الأيتام حيث تكفل دوميل دوسا أورفاليم 2200 يتيم بمبلغ يصل إلى 600 مليون كل عام إلى chaque 3 mois ندفع 150 مليون للبوست ويتم استلامهم عن طريق بروتوكول مع البوست. نحن بدأنا العمل مع سخنة فانتا من قبل، ليس هذه أول مرة نتعرف معها. بالفعل وعدناها بسانك من فراج على يدها وقمنا بتنفيذ بئرين وبالفعل تم وانتهوا وبقي 3 في التنفيذ. جئنا على يدها نفذنا مسجدين، انتهى واحد وسيقوم بالافتتاح غدا والآخر الآن في مرحلة العمل سينتهي بعد شهر إن شاء الله. كما وعدناها نحن جئنا هنا على يدها وسوف نستمر في تقديم المساعدات إلى كونجل مما تحتاج من المساجد أو الآبار أو المياه وكل ما يحتاجه الأقاليم هنا والميري في كونجل. أيضا في المشاريع الموسمية تقدم العطاء السكر كور في رمضان وتقدم الطباسكي، أرسلنا بعض من ذلك وسوف نستمر إن شاء الله في تقديم مزيد من المساعدات إلى كونجل إن شاء الله. Directeur de projet Mohamed Nadji si turu directeur général Ibrahim Rusdi mu ni mi ngi am kontante ak mbégte bu baax si teew fii si Koungheul si xamante boo xamante mi ngi ko jaaral si député maire Fanta Sall
mu wax ni seen diggante seen xamante nekkul tey ji yàgg na depuis Dakar la ñu xamante ñu ñëw fii ngir indi seen ndimbal ak jàppale population Koungheul li nga xam te ne soxla nañ ko ci caravane médicale bi consultation gratuite bi nga xam te ne am na fi mu ne tey sax du loolu ndax parce que yàgg nañoo jëflante kon ci tabaski bi ak koor gi ndimbali ñëw na mu ne aussi que tamit ONG Al Ataa du yem foofu noonu mi ngi déglu lépp loo xamante ni rek soxla la askan bi su jaaree ci loxo Fanta rek ñoom dinañ ci taxaw bu baax a baax mu ne ONG Al Ataa yemul foofu noonu depuis 2012 mi ngi Sénégal tabax nañ lu toll ci 500 juróomi téeméeri jàkka ci régions yu wuute ci Sénégal tabax nañ tamit junni ak ñaari téeméer ay mini forage ak ay puits ay teen ci régions yu wuute yi mu ne yemul foofu aussi que mi ngi dimbale lu toll ci ñaari junni ak lu teg ci ay jirim yor leen def ak partenariat ak poste ci régions yu wuute yi mu ni chaque at ONG bi dina joxe lu toll ci 600 millions chaque 3 mois 100 millions 150 millions dimbali leen ko ngir ñu gën mën a xale yooyu mën a am bañ a am yëg-yëg ci seen wàññeeku waajur yi mu ne ONG Ataa yemul rek Sénégal yemul rek Dakar toog rek day dem ci région yi ci Sénégal yëpp di déglu askan bi seeni soxla di ci taxaw ci nu mu gën a gaawee mu ne waaye nag Koungheul de la part de Soxna Fanta député aussi que tamit mi ngi yeesal ab xamante bu mu xamante aussi que tamit chaque jour mi ngi déglu li nga xam te ne moom mooy seen doléance ci fànn bu muy mënti nekk waaw mu ne aussi que tamit ONG bi tamit taxawoo du lool dong lay def di tabax ay jàkka ay puits ay teen ay mini forage day defa yeneen financement yeneen projet lu mel ni que moto Jakarta yi 3 roues yi ak Jakarta yi yooyu itam da koy financer aussi que tamit ak élevage maanaam xar yi da koy def ba pare ak poulailler aussi que da koy def aussi que di defar ay places yoo xamante ne wàllu commerce la aussi que tamit ak ay caravane médicale kon ni ngeen ko gisee nii ak ay chaises roulantes pour li nga xamante ne moom mooy handicap yi nga xamante ne yii électricité lii courant la yi nga xam ne yii simple la aussi que tamit ak ay verre ñi nga xam te dañoo feebar am problème mu gisin yooyu yëpp ak ay ndimbal yoo xamante ni ay financement yoo xamante ni lépp mi ngi en cours mu ne yooyu yëpp nag pare na si xamante bu nga xamante na ak Soxna Fanta yooyu yëpp incha allah mu si bàyyi xel di si déglu doléance yi nga xam moom la population Koungheul soxla mu jaarale ko rek ñoom dinañ ci taxaw si mu gën a gaaw incha allah. C'est ça, d'accord. Ok. Important, c'est important. D'accord, d'accord. C'est bien. Oumar Gueye, man maa IEF Koungheul département Koungheul man maa IEF bi donc maa ngi. waaw damay sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais aussi di sant honorable député Fanta Sall comme ni ma ko waxee ci wolof tey du gulet comme ni ñu koy waxee Fanta daf ñu tàmmal lii ñun waa secteur éducation parce que ni ma ko waxee daaw teewe woon nañu fii di joxe ay ordinateur ak ay imprimante yoo xam ne man ci sama wàllu bopp sama bureau bi imprimante multifonctionnelle bi ma utiliser moom moo ma ko jox actuellement donc def na ko daaw ak école yi defoon na ko daaw jéeg ak aussi le lycée donc chaque année honorable période école bu ubbee dafa am loo xam ne da koy jagle école yi donc loolu dañ ko ci sant bu baax a baax parce que wax naa ko ci hors antenne ni ma koy waxee su doon député yëpp taxawaay bu mu taxaw bi noonu la ñuy doxalee ci seen wàllu askan
je crois que Sénégal dina développé parce que man bi ma fi ñëw ak léegi chaque année dina am lu ma tegal ci table ci wàllu ndimbalam ci école yi ni ñuy doxee comme pour mu mën a dem ci kanam donc loolu dañ ko ci sant bu baax a baax di ko wax ne mu ngi joué rôle am ginnaaw loolu aussi chaque fois dafa am benn taxawaay bu mu am te boobu man dama ko rafetlu bu session waajalee jot daf may woo inspecteur si wàllu secteur éducation lan mooy seen problème moom mooy woote wax ma laaj ma lan mooy seen jafe-jafe ma daal di ko wax te gis naa ne aussi bu demee assemblée da koy défendre comme ni mu ko waree en commission mais aussi en plénière ñëpp gis nañ ko donc loolu nag yaakaar naa rôle député moom comprendre na rôle am bi te ñëpp bu ñu doon joué ni mu koy joué rôle boobu yaakaar naa Sénégal dina jëm kanam lu ñuy def rek lu dul ñaanal ko yàlla may ko wér ak mën di remercier aussi partenaires yi koy jàppale parce que aussi boo nekkee député nga dem di wuti ay partenaires nga am ñu lay dimbale donc loolu aussi c'est l'occasion pour leur dire merci par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire en tout cas Fanta mu ngi liggéeyam bi mu ngi bar waayam ni mu ko waree waaram ni mu ko waree te lu muy defal éducation xam naa ne mu ngi def ci yeneen secteurs yi mais li ma mën a seede rek mooy ci wàllu éducation foofu laa mën a seede foofu gis naa ci te lii c'était pas la première fois donc loolu moom ñu ngi la ci remercier bu baax a baax du wax ne en tout cas ñun ay ndaw lañu dañuy yebal fii pour liggéeyal éducation képp koo xam ne nag dañu dimbali ci loolu dañuy ñaanal rek yàlla gën laa mënal nga gën a am ay partenaires xam naa ne boo amee ñun dinañ am donc ñu ngi lay ñaanal yàlla gën laa yokk mën-mën bi aussi yokk aussi partenaires yi ñu lay jàppale pour que nga mën a ñëw dimbale secteur. Sidi Mokhtar Kounta mu ni dañuy mottali rek tey si ñëw bu ñu ñëw fii si Koungheul si turu Fanta Sall mu ni Fanta ba ñu xamante ak moom depuis première visite am ba mu ñëwee si direction ba ONG Alata Dakar ñëw fa ngir intérêt boppam dafa ñëw rek ngir population Koungheul lépp ba mu fa ñëwee aussi que tamit dafa xool li nga xamante ni moom la population bi soxla mu xam ni devoiram la wareefam la loolu rek la fa indi su ko neexoon mu ñëw fa def fa intérêt personnel mais defu ko moo tax ñoom it ñu jóg ONG Alata encouragé ko ci loolu nekk ci ginnaaw pour jàppale ko aussi que pour jàppale boobu noonu ngir population Koungheul yëpp moo tax depuis ba mu ñëwee ONG bi may na ko 5 mini forage ak ñaari mosquée ñaari jàkka benn bi mi ngi ci phase terminaison benn bi dinañ ko inaugurer tey wala suba incha allah tey aussi que tamit ñu ngi nii di jox fontaine yi yëpp dina ko séddale ci jàkka yi ak hôpital yi ak école yi loolu lépp rek ngir njàmbaaram ak courage am ak engagement bu mu engagé ci ginnaaw Macky Sall pour dimbale ko ci Sénégal émergent aussi que tamit loolu tamit la ONG bi xam nekk ci ginnaawam nekk ci ginnaaw population Koungheul aussi que di déglu yeneen doléances yi nga xamante ni population bi soxla na ko moo xam ci domaine bi muy mënti nekk rek incha allah su ñëwee rek dinañ ci taxaw à cause de Soxna Fanta. maa ngi leen di nuyu waa département bu Koungheul yëpp di nuyu IEF mais maa ngi nuyu Mouhamed ak équipe bi mu àndal muy équipe Alata di nuyu jàngalekat yi ma fi fekk yëpp parce que bu ma nuyoo foog naa IEF nuyu naa ñëpp di am mbégte bu baax teewaat fii ndax bu ma ñëwee fii damay kontaan damay am yëg-yëg bu rëy naam li ma yéene fii sax ëpp na li ma fi def. parce que jàpp naa ne secteur éducation secteur bu ñu war a gëstu la te ma jàpp ne jàngalekat yi aussi jàmbaar lañ kon ñun du noppi rek di ñëw di leen masawu coono di leen encourager ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def tey li ñuy def macha allah lu ñu bëgg la parce que wax dëgg yàlla bu ñu waxantewul dëgg la éducation am nañ ci yokkute waaye nag dañu bëgg ñu gën ñoo dolli parce que nag am na jàngalekat yoo xam ne. vraiment ñi ngi dund condition yu xaw a metti parce que barki démb rek jot naa benn vidéo boo xam ne ay logement jàngalekat lañ te bu ñu demee fa la ñu war a fanaan kon wax dëgg yàlla dañuy lancer appel rek ñu gën leen a jàppale waaye dinaa sant bu baax partenaires yi nga xam ne ñu ngi may jàppale te ñuy liggéey partout ci Sénégal di dimbale askan bi muy Alata bari na loo xam ne mën naa ko ñoom ñoo tax bari na loo xam ne maa ngi koy def ñoom ñoo tax te duñ ci sonn duñ ci taay ma am mbégte indi leen tey sama dëkk pour gën leen joxaat occasion ñu gën a jege askan bi pour xool secteur bu nekk lan lañ fa war a dolli pour ñu ñëwaat dimbale ñu dolli ko parce que nag ñoom dañu ñëw Sénégal pour jàppale président Macky Sall
xam ne état mënul defandoor lépp mais ñun bu ñu nekkee ay responsable ci base yi ñun foog naa ñoo war a gën a wàcc jege askan bi foog naa weesuwul lii wuti ñi nga xamante ni ñu askan bi rek moo leen tax a jóg kon Mouhamed Koungheul mu ngi ne secteur bi éducation la am na lu fi am mais am na lu ñu soxla te bëgg nañ li ñu soxla IEF dëgg la man li ma ci mën a défendre assemblée dinaa ko def li ma ci mën a indi ci sama propre moyen dinaa ko indi mais du doy damay wuti indi pour ñu gën a renforcer éducation te lii wax dëgg yàlla occasion la que ñii nit yu baax lañ tey bu ñu leen waxee li ñuy liggéey dafa jéggi sa éducation parce que macha allah dañu dugg ci lépp emploi des jeunes te boo ne Sénégal nga wax emploi des jeunes te tey ay jeunes yu bari ñu ngi leen di wutal liggéey kon ñu ngi lay invité Koungheul di la wax ne la ndaw yaa ngi fi bëgg nañ ñu gën leen a jàppale si liggéey bi Mouhamed jigéen ñi aussi gis nañ ne ñi ngi am ay projet pour jigéen ñi bëgg nañ ngeen gën a bàyyi xel aussi jigéen ñi lii aussi buñ ko mënee amaat parce que Koungheul dafa yaatu tey si commune bi la ñu jox mais département bi des na te bëgg nañ école yi nekk si département bi aussi ay jàmbaar lañ parce que souvent nga dem dëkk boo xamante ni boo demee gis enseignants yi conditions yi ñuy dund wax dëgg yàlla dafa metti waaye nag ñu ngi lay dénkaat ñooñu que tey def nañ première partie pour Koungheul école yi nekk Koungheul yi nekk ci département bi nag moo ëpp te na seen xel daal xam ne incha allah luñ ci mën dinañ ko def parce que dañu ñëw pour population bi ñëw pour jàppale ma ci sama waa dëkk te foog naa ne comprendre nañ bu baax li nga xamante ni gis nañ ko fi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm IEF maa ngi lay sant bu baax di la gërëm parce que liggéey nag dëgg la sa liggéey la mais da nga koo bëgg nit ku bëgg liggéeyam nag wax dëgg yàlla kooku dañ koy jaajëfal xëy na man su ma ñemee di la woo di la laaj parce que danga ma may kanam su ma la woo soo ma mayul woon kanam bu ma la woowee benn yoon donte sama liggéey la du ñaar mais à chaque fois dañuy waxtaan di échanger ci lu bari kon yow jàpp nga ni Koungheul fii sa dëkk la liggéey indiwu la fi parce que wax dëgg yàlla yaa ngi ko def comme dëkk bi nga dëkk ñu ngi lay gën a ñaanal lépp li nga fi bëgg yàlla defal la ko aussi Koungheul ñi am résultat yu baax ci école yi kon mérito nañ ñi gën leen jàppale maa ngi nuyu waa Al-Ataa ak ñëpp ak ñi fi nekk ñëpp di leen sant di leen gërëm Mouhamed nag am naa équipe boo xam ne dañ may jàppale si liggéey bi parce que lu bari bu ma ko mënee mooy ñi ma àndal si liggéey bi la parce que man ku ne xam na ne maa ngi voyagé woon mais tey organisation bi bu ñu ko defee ba mu rafet sama équipe bu ma àndal ci liggéey bi maa ngi leen di sant di leen gërëm voilà merci beaucoup